يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر والتعطفي بنظرة أنال بها وطري السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته yéen mbokki internet ci ñuy seetaan ci enquête 221 ak yéen ñu ñuy suivre ci Maktoum Prod TV ñi ngi leen di nuyu ñi ngi leen di ziyaara amaat mbégte lool boobu ba léegi ni ñu koy defee jaajëfal ak nuyu ak ziyaara ki nu amul ku dul moom sang bu tedd bi Mawlaay Cheikh Seydi Mouhamadul Moustapha Sy Al Maktoum xafizahu llahu wa ayyadahu wa raahu ki yore ndonol mag ñi yore ndono yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sagu kër Maodo sagu yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi xam ngeen ne Cheikh Mouhamadul Moustapha Sy Al Maktoum baaxewoon na njabootam ziyaaru tam xarit foofu ca Tiwaawoon mu nekkoon ziyaar bu am solo ziyaar boobee nag mu daal di fa indi kàddu yu am solo ak fàttali nit ñi ak rappel la nga xam ne moo jotoon am ci Tiwaawoon ci jamono yi weesu te mooy ka nga xam ne moom la ñu fa sulli woon ca këram muy maam Katim Touré ginnaaw bi mu wuy jee boromam biñ ne suba la ñuy korité ñu denc ko fa bésu korité ginnaaw ñaar fukki fan ak benn ñu fekk ko foofu daal di ko yëkkati loolee nag sang bi boobu ba léegi kenn déggutoon kàddoom waaye nag ci ziyaar tam xarit bi mu ñëw leeral yu bare bari ak ci këram boobu nga xamante ni fa la dencoon Baye Katim ci biir ziyaar tam xarit bi nag ak révélation yi nga xam ne indi nañ ko fa macha allah leeral yu bari ci biir waxtaan bi nag noonu na incha allah di ngeen gis am na ñeneen ñuy waaj ngir tontu loolu nag dinaa ci ñëw incha allah. ma ñëw nag tey fii toog ak ki nga xam ne mooy soxna Aminata Paye kenn dootu ko présenté ci ndax miin nañu ko mu nekk koo xam ne jàmbaar la ci waar wi jàmbaar la ci taxawaay yëpp macha allah moom lay bàyyi mu daal di nuyu ak mbokki internet yi seetaan enquête 221 ak Maktoum Prod ma dugg ak moom ci laaj ci incha allah soxna Amina. salaamaaleykum aleykum salaam wa rahmatullah. maa ngi lay ziar. yàlla na yàlla nangu ziar tamu boole ñu yógee. yéen mbokk yi lay suivre. voilà di am mbégte. si dal bi ngeen ma dalal. di si kontaan loolu nag. surtout ci cause bi nga xam ne moom ngeen ma dalalee. ragal péete dafay xañ a wërsëg. te fi jamono toll. li ñuy dundee. ku ko xool xam ne. kuy wéeru da ngay dem nga wéeru ci ginnaaw borom dayo ya. dëgg la soo bëggee kaaraange. moo tax mbégte rek lañ ci ama di ziyaara di ndokkeel ñëpp ci yiw gi nga xam ne moom la ñu jóge keroog bésu yow ma Ashura ba fële ca Tiwaawan kër ki nga xamante ne amuñu ku dul moom ci kër sagu diine bi ci kër sagu tarixa bi ci kër sagu maam Cheikh Ahmed Tidiane si Al Maktoum bi waaye sagu Serigne Babacar ci kër sagu Seydi Hadji Malick si ki nga xamante ne mooy sagu Sénégal nga xamante ne man ci daayiraam laa bokk rek doy na tiitar ñu leen di ziyaara yi ñëpp di leen ci ndokkeel di ñaan nag la nga xamante ne moom lañ fa taatan ci yiw yàlla nañu yàlla defal dégg ak topp ba lépp loo xamante ne yéene na ko jublu na ko ci suñu taxawaay yàlla na ko yàlla def ci barke Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. jërëjëf macha allah ci ubbi bi am na solo ci biir loolu ci sortie bi nga xam ne moom la sang bi defoon Cheikh Mouhamadul Moustapha mais ci biir waxtaan bi avant muy jeex noonu na ña ngay waaj ngir tontu maa ngi leen di xaar. kàddoom nag man noonu naa moom laataa mbir di ñëw fekk na jiitu na ci wax ko nit ñi ba noppi ginnaaw ga nag gis nañu ku ñuy wax Abou Sarr di frère am daal di génn tey ci rajo bi nga xam ne mooy RFM naka nga jàngatee génnam. waaw heureusement ba nga xamante ne Serigne Moustapha dafa nekk kilifa boo xamante ne dafay prévenir ay ndawam ñun ñu ngi ko doon xaar xamoon nañ ne fii lay mujjee maa ngi saluer ku ñuy wax Ababacrin mu ngi ci Facebook bi xamante wuñu nag mais damay gis lu bëri ay postam 3 jours avant alerté woon nañ ci lu ñu mel nii sorti Abdou Sarr bi ay question lañ ci am pourquoi à chaque fois Abdou Sarr su Serigne Moustapha génnee day dem ci benn média ci benn émission day oote wax li muy wax duggaat ci roqam toog parce que lii du lu bees beneen bi aussi lu tax moom kese te lu tax buy génnee am na ay questions yu gën a sensible du ci répondre dañu mel ni parce que aussi ak lu mu tuuti tuuti bu dee benn wala ñaari fan sax jàng nañ ko ci wàllum communication dafa mel ni dañ koy pare lañ koy laaj waaye la nga xamante ne moo jar a tontu duñ ko ci laaj parce que man bi ma déggee intervention bi ay ree moo ma jàpp li tax ay ree jàpp ma man yaakaar naa ne ngëneel wala yàlla cërale la mënta weesu nga nekk doomu Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum góor gu toll noonu ñamu jurul di ñaan yàlla mu doon seeni waajur ñi koy topp di ko déglu sopp ko naw ko yàlla may la lu toll ni nga nekk njabootam ñu amoon beneen taxawaay bu ñuy xaar si yow
nga wàccee sa bopp ba gën a suufe suuf toroxal sa bopp laa koy tuddee parce que xam nga lu tax dañuy jukki rek ay baat ci par rapport ak li mu wax am na loo xamante ne weddi sa wayjur la weddi sa wayjur mënta weesu sa mag nga génn nga ni sama baay joxu ko wérd ci koo xamante ne si kanamu àdduna wëngal këpp sa papa moo ni sunu demee ba nar ko sacrifier ma joxe sama bakkan kan la ko Serigne Cheikh defal ci ay njabootam et puis nañu retracé war histoire bi jamono bii nag tey la ànd ak Serigne Cheikh neex parce que dafa dugg bàmmeel bu Serigne Cheikh doon dund ñii ñëpp da ngeen leen xamoon dañ leen daan dégg dañ daan génn def ay intervention coow li ko waral lenn la ca fa Serigne Cheikh waxee Serigne Moustapha ne ko bu ñu la naree sacrifier ma joxe sama bakkan fa la ko waxee ne ko yow mën nga nekk dirigeant continental ne ko lenn rek laa lay ñaan bul doon otage nguur loolu la Serigne Cheikh wax n'est-ce pas moo ko wax ci suba ba tey ñu ngi partagé vidéo yi ne ko lenn rek moo ci des na nga fexe ba bul doon otage nguur te bul am complexe benn intellectuel ndax sa maam mooy intellectuel bi gën a mag ci àdduna loolu la nag mais tey problème bi góomu xol mi muy wax ci moom la nekk la Serigne Cheikh ne woon Serigne Moustapha fexeel ba loolu bul ko doon Serigne Moustapha dégg loolu daal di cay nekk moo tax moom tey loolu mu daal di koy wor nekk otage nguur coow li loolu la. li maam Cheikh doon wax Serigne Moustapha mu fexe ba du ko doon ñoom moom la ñu. Serigne Moustapha réussir tënku ci loolu doonu ko ñoom ñu doon ko tey góomu xol bi muy wax dafa transféré xolu Serigne Moustapha dafa laab dafa sell góom xaju ca li yàlla waxoon. ni mu tëdd ci safara keroog ba ñu jëlee maam Ibrahim dugal ko ci safara mu ne safara du lakke maay lakke ci safara yàlla mooy loger si xol am na xol yoo xam ne du ca def góom xolu Serigne Moustapha yàllaa ci loger du ci góom du ci am est-ce que yaa ngi comprendre en fait loolu problème la mooy tey la mu ne woon bul doon otage nguur ñun xam nañ ne otage nguur lañu xam nga am na yenn entreprise wala yenn banqaas yoo xamante ne boo ko yoree te nga soxla loxo yu nguur muy dem ci yow mënoo wéy ci sa ay ndigalu wayjur ndax dangay yaakaar ne bu dul nguur say mbir yàqu doo doyloo sa cëru baay loolu nag daf ci nekk beneen affaire bi mag ñi alku Serigne Cheikh xam na leen te mosu leen rëbb ku dul rëbb mag ñi alku doo rëbb ki nga xamante ne moom mooy sa chef de guerre yaa taxaw ne mooy seen chef de guerre man maay seen maam daayira bi Serigne Babacar moo ko jox te ku ko duut baaraam ku ko lal mu jóg loolu man xam naa ci dara Serigne Cheikh mag mu toll ni Serigne Cheikh du waxantu du wax lu dul dëgg moo toog ñëpp di ko dégg ñu dem ca Ndar xam nga le problème moom mooy lanaa nañu xool fi Serigne Moustapha jaare rek Serigne Cheikh ba ñu demee toog ba Serigne Cheikh gedd Sénégal mu nekk musiba ci ñun kan moo jëli Serigne Cheikh Serigne Moustapha daj ca lu nekk jëli ji Serigne Cheikh ñëw toog waxaat ak réew mi fan la dem bi mu demee course ba ku ko fa fekk bu dara xewul coon tëggul waali wayul comme ni ñu koy waxee ndax course ba nit dina fa dem kenn du fa dem bu Serigne Cheikh waree ñëw course ba boo fa rombee mu mel ni panaal Serigne Moustapha bu ñuy waaj gàmmu kenn du ko teg bët ndax dem wër dëkk yi lu fa gën a baax ci décoration ak ci wàllu xar baax mu ñëw defaree ko course ba leen ne ba mu mel ni panaal ngir Serigne Cheikh toog fa wax ak nit ñi bu aljana doon luye ma dem luye ko indil ko Serigne Cheikh teg ko guddi gàmmu ana fan lañu en fait c'est ça le problème fan la ñii nii di tëb di dal nii fan la ñu nekkoon te njabootu Serigne Cheikh ñu ngi ci xamoon Serigne Moustapha tey ku xam keneen ku dul Serigne Moustapha yéex nga koo xam ca ba muy metti ba ànd ak Serigne Cheikh jafe xam nga Serigne Moustapha tey ku mu mës a jàmmaar lool du mbiru boppam du mbiru njabootam dangaa dut baaraam Serigne Cheikh. li nguur di tënkee Serigne si ñett la passeport diplomatique valise u milliard banqaas yu ñu lay tabaxal kenn mënu ci tee Serigne Moustapha donc mënta nekk otage qui que ce soit beneen bi teral bu Serigne Moustapha si teral soxna su fi dem ba waral ñaanam nga xol bu tàng doy na ñaan xol bu sedd doy na ñaan waaye sunu xol tàngul ci yow Serigne Moustapha Sy en fait bu ñuy wax ay ñaanu waajur du lu ñu xam ne dañoo wéet ak moom def ko dañ ko defal publiquement ñaata fan lañ daan def Tiwaawan
bésu gàmmu lan moo ñu daan yóbbu koñ jàkka teeru Serigne Moustapha mu dugg kër bàjjanam génn dem ziyaare waajuram loolu nekkoon mbégte moo xamante ne soxna Sophie dañu ko daan xool danaan sañse ba jekk toog di teeru Moustapha maxtu woom bi waaye xamalal la nañu bàyyi naxaate bi fii kenn fàttewu fi te ku fi fàtte sax ñu fàttali la nañ dem ci beneen. tabaarakallah jërëjëf ku fi fàtte ñu fàttali la léegi ban jànket nga am ci position média lépp loo xamante ni laal na Serigne Moustapha façon bi nga xam ne moom lañ ciy taxawee. baal ma ci dama fàtte ci wérd bi loolu dama def ay reetaan ndeysaan xam nga Serigne Moustapha wérd ak ijaaza gis nga taasukat bi dafay wax naan joojo fajul joojo mer mu yàgg la loolu jeex na jooja faj na joojo nag joojaa ngi nii xam nga kuy mere Serigne Moustapha dangay mere Serigne Babacar moom ma nga xam ne ba muy xale moo ko uufoo ne ko xasiir kañ nga may demal tool fa la lépp doore bu doon ijaaza fa la doore rawatina ki nga xamante ne moo fas yéene joxe bakkenam ndax yow ijaaza gën a tuuti ci li mu la mën a defal di nan dem ci leneen yaa ngi may wax ci problème mu média Sénégal duma la wax nu mu demee ci laa nekk di ci liggéey xam nañu circuit bi dañu am problème mu source information parce que léegi dañuy liggéeyu tayal bi mooy Mame Cheikh moo am benn information de taille moo ko dugal ñun ñëpp dañuy dem jël information bi daal di koy partager doog a dem lijjanti ji lan moo xew doog a dem jëli ji waa kër fa information ba xewee pour jël leen interview laaj exactement lan moo xew. La manière dont ils se sont emparés de l'information ci décès Baye Katim Touré en fait bi ma ko déggee heureusement sant yàlla parce que ni ñu ko tiitaree bu pexe juboon coow li du Baye Katim mais Serigne Moustapha la découverte macabre chez Serigne Moustapha si mooy lan am na nit koo xamante ne fexeel nañ ko wala boobu nañ ko te kenn yëgu ko ñu daal di koy denc loolu moo nekkoon jubluwaay bi te benn organe lañ ko jox mu dugal ko ñeneen ñëpp partagé ko le système de partage et nous savons tous que ñiy partagé mooy ñi nga xamante ne ñoom la ñuy jël ñooy taxawaalu ci site internet yi ñu leen di jël teg leen def leen ay stagiaires duñu leen sax jox paas je parle en connaissance de cause duñu leen sax jox paas dañ leen di xëy teg leen fa pour ay mise à jour et le droit en l'information dafa am benn partie boo xamante ne tey Abdourahmane Sall li mu dem def ci RFM matin bi ñu paree dañoo waroon uti ji recoupement d'information parce que nit ku dem ci benn organe waxal fa doomu aadama kooku noonu organe boobu da ko war a may da koy may droit wam la mu may ko droit de réplique le pourquoi su ñu mel noonu amee du ñu dem defi ji recoupement dem uti beneen partie bi dem jox leen droit de réplique ñoom ñu wax les faits comment ils se sont déroulés ñu ngi leen di sant yéen xam nga ñu ngi leen di xeex ak di leen coow naan yéen chaîne YouTube yi nga xamante ne du ngeen ay organe de presse mais bu ngeen fi nekkul woon mu ñaaw parce que liggéey moom bi ñu war a def yéen a koy def tey amu leen sañ-sañu génnee information boo xam ne dégg rek da ngeen see doy xam nga di gën a garaaw bi ñuy wax ne xaw ma Serigne Moustapha Sy dafa am Covid ñi ko dugal ñun dañu dem ba à la source dañu dem ba ca ñoom kooku xam nga lu mu wax benn nit moo ma woo informé te kooku daf ma ne li mu la wax sax leerul xoolal gravité erreur boobu nga daal di dugal information bi ñoom ñëpp ñu partagé ko ba pare il a fallu que tey yéen ñi nga xam ne yéen la ñuy woowee chaîne YouTube yi nga xam ne da ngeen bokk ci kër gi ngeen dem indil nit ñi lu leer xam nga tey bésu korité boobu bu ngeen toppul woon dencu Baye Katim Touré kon mu ñaaw ndokk ba ngeen ko defee kon nag yéen kenn mënu leen xeex ci presse sénégalaise parce que xam nga ndax lan gis nga sa wareef ku ko def ci sa place di sa noonu man li ma war koo def defuma ko boo ko defee yaay sama noonu loolu moom mooy seen problème ak ñoom il faut les comprendre parce que liggéeyu tayal la ñuy liggéey te la course au scoop maanaam di njëkkante maa ko njëkk a yëg découverte macabre boo xamante ne wax nañ ne parce que bi ñuy yëg coow li xam nga lan la ñu yëg que ni dem nañu sulli néewu Baye Katim loolu rek la ñu yëg ñu daal di titre découverte macabre xamuñu sax exactement qu'est-ce qui s'est réellement passé et pourtant suñu waxee ni ñoom ñëpp am nañu ay correspondants ci yenn gox-goxaan yi donc c'était facile nga envoyé fa sa benn élément bu dem demande ñu wax ko mais nag presse Sénégal ñëpp xam nañ ne daf ci am ñenn ñoo xamante ne manque de sérieux daf leen dugg
coow li xam nga lan la moom mooy tey dëkk bi metti na Sénégal metti na dangay dem sax ba nit ki nga xamante ne moo rayante xeex entreprise am ko moom ko dafay soxla appui ay nit ñooñu nga soxla seen appui il faut nag ngay wax lu leen neex faaw ngay woy ci seen waaw faaw ngay wax loo xamante ne moom mooy seen arrangement et nous savons tous que ni fii tey boo bëggee wax arrangement ñenn ñi nga xamante ne ñoo lay dooleel ci wàllu nguur wala ñoo lay dooleel ci wàllu koom-koom doo wax tey lu baax ci Serigne Moustapha Sy c'est ça la presse sénégalaise il faut les comprendre léegi nag li am ba des xam nga moom mooy lan à chaque fois li ngeen di tuddee VAR baax na parce que day leeral tey leeral ngeen lu bëri xam nga li gars yi di wax ci suba ba tey fenu fajar fenu RFM matin du yendu parce que 9h05 nga ko def 9h15 imam Moussa Gueye ba mu koy wax loolu xam nga lu xewoon anniversaire du Serigne Cheikh muy wax cofeelam ci Serigne Cheikh teraanga bu ko Serigne Moustapha defal ba seexale ko jëlug tarixam ci Serigne Moustapha c'est un stratège ku leen waxoon ne xamul woon lii wa tax moo tax mu ne sama dem jëli tarixa bi du ma ko def man kenn nañ jàngee ci Serigne Moustapha waaye. macha allah jërëjëf kàddu yi am na solo comme ni nga ko waxee léegi ci Baye Katim te gis nga loolu ak coow li nga xamante ni actuellement moo ci juddu léegi coowal titre foncier ak coowal terrain bi ñu jëm ci le 26 ban jàngat nga ci am. xam nga tey li wàllum titre foncier bi baay bi je pense que nit mënu si wax lu ëpp li ci Serigne Moustapha si wax. ndax Kayor terrain yoom 82 lendemain tabaski bi Serigne Moustapha di toog di wax naan sama terrain bi dégg naa kat diw sàngam da cee laal ñu woo ma wax ma ko nee naa ko soo bëggee jëlal lépp boobu coow lii amul 2012 c'était en 2012 ba 2021 ñaata at la ça fait maintenant matul 10 ans wala léegi mu mat 10 ans 9 ans voilà 9 ans après boobu baykat yi ma ngi dund boobu coow yi amul woon te ma nga toog te ñoo ngi doon dégg boobu dara xewul doy na léegi nag li ci am ba des xam nga moom mooy lan mooy ci Sénégal Sénégal nag lii moo leen dese woon lii kese moo ci desoon mooy dem sulli ji néew ngir coowal suuf ndax fi leen suuf toll xam nga dañu nekk ci période boo xam ne litige foncier dafa xew Sénégal mooy réew boo xamante ne fii la ñu gën a yabee yonent bi lu ne lañ koy waxal moo ne di aka fonk néew fu mu daan toog di def bayaanam wala di waxtaan ba dégg ba gis néew bu ñuy romb di ko dem suuli ji day jóg taxaw def na ko ba bés def ko benn yëxoot bu ñu doon dem denc ji saxaaba yi ne ko xanaa xamoo ni kii yëxoot la mu ne leen waaye bakken bu rot la ndax xam ni yàlla fonkee bakken ba muy wax inni jaa'ilun fil ardi xalifatan waxu ko bàyyi ma waxu ko malaaka waxu ko rab waxu ko jinne nit la wax ne serait-ce que ñu fonk nit kooku. jërëjëf ci loolu sax gis nañu maam Cheikh ci xasida yi nga xam ne bind na ko yemul lekk ci def hommage ci mag ñi mais gis nañ ba ci ñi nga xamante ni sax bokkul ak ñoom diine ku mel ni Sohan Laay ku mel ni Aldumooru pour préciser pour li nga wax ci yonent bi ndax fonk nit. fonk bi ñu fonk doomu aadama rawatina tey Baye Katim Touré xam nga li Iran Ndaw wax mooy gis nga doomu aadama bu faatoo ki dëkk ak moom seede ne man maa dëkk ak moom. sunu néeg yee dendoon taalibe Serigne Babacar la du fen du jëw du wax lu yoonam nekkul xam naa ko et moo ne bi muy dund ko effacé la woon am na ay ndaw yu nekk ci daara bi daan bokk ak Baye Katim tànt xamuñu ko juum nga daan bokk ak Baye Katim tànt xamuñu ko ndax xam nga lu ko ñoroon tarbiyaam Baye Katim Touré ni mu tarbiya ci kër Serigne Babacar Sy Serigne Moustapha lan la ñu wax les tarixa sont les clubs mystiques où on forme les athlètes de la religion lan la ñuy doyee les athlètes de la religion yooyu lan moom mooy seen principal objectif moom mooy lan fexe ci tarixa yooyu noonu ñu teg leen ci yoonu siraatal mustaqim bu leen di jëmee àjjana waa àjjana ku ca laata dem looy def dee dugg ci bàmmeel ñu ne diw kër maam Cheikh sama maam nga yaakaar pour mu jëmee la àjjana nga dee man ma suli la ki nga yaakaar sëtam suli la kooku bu la diggee àjjana di nga ko gëm. c'est grave. jërëjëf macha allah mais pourquoi Serigne Moustapha toujours ñu koy diaboliser. très normal parce que Serigne Moustapha c'est normal ah ndax mission wam
ni mu toll ñi mu donn am na koo xam ne boo ko donnee da ngay donn ba coow lu ko topp dalay topp xam nga il faut problème mu Sénégal lan la mooy ñun waa daayira bi am nañ ci part de responsabilité mooy ñun dañu xam Serigne Moustapha ba jeexal ko te duñu wax nit ñi kan mooy Serigne Moustapha parce que bu ñu xamoon Serigne Moustapha dëggantaan xam li mu réussir ak li mu def je pense que du ñu mel ci moom nii quoi parce que nit ki loo réeree soofantal ko en 1978 ca kër Jëmm Njaay lan la Serigne Cheikh wax de 1968 en 1978 ndawu Sénégal dañoo échec ci wàllu responsabilité ci wàllu diine loolu moo sol jom Serigne Moustapha Sy mu jóg ne 10 ans Serigne Cheikh 10 ans d'échec la wax Serigne Moustapha fayee ko 40 ans taxawaay ci defar ay ndaw ñu dem foire laataa mu naan kan suñ la naree sacrifier ma joxe sa bakkan Serigne Moustapha la wax bi muy ibbi diggante 78 ba suñu jon yàlla tey 10 ans échec ya nga waxoon bu dee ba ma ca jógee 78 ba fi ñu toll nii su dee li ma réussir ci ay ruuxu doomu aadama suñu borom nangu ko yal na yàlla jël sama bakkan foire bi kañ la woon du 99 ba tey sëñ bi sawa ngi nii yàlla na ko yàlla guddal fanam en fait gis nga yooyu noonu réeré bi ñu ko réeré la Serigne Cheikh 10 ans d'échec la tudd mu fayee ko 40 ans wu taxawaay defar ci ay doomi aadama waxuma la Sénégal mais àdduna ak li ko wër na ak sa yaa nga Europe nit ñi dañu ko réeree parce que Serigne Moustapha daayira lan la ñu xamoon ci daayira mag ñi ñoo nekkoon ci daayira fi ñetti bëriw fi woon kiraa ma fi nekkoon ak raxma mag ñaa ca daan nekk daan way suñu wayee ba pare waxtaane seen sëriñ mu ñëw jëlee fi loolu sëriñ Babacar yëkkati Moustarchidine wala Moustarchidaat teg ko ci loxoom ñu jël ndaw nag ne kaat kër gi jeex na ay ndaw yuy réeree seen bopp di réeree seen diine di réeree seen wasila génération man sama maam sama papa ba man mii ba suñuy doom ñuy bokk ak ñoom basan yow kooku réussir loolu yëpp c'est que dañu ko xamul dañu yaakaar ne daje ñuy dajeeg Serigne Moustapha ay daje la yoo xam ne dañuy dem daje déglu ko parce que beneen bi aussi taxawu bi nga xamante ne moom la def ci doomu Serigne ci doomu soxna jafe na nga gis ko am taxawaay bi mu am ci baayam responsabilité yi mu jóg parce que ku ci nekk soo demee mbooloo ma ngay xëccu day doon mbooloo moo xam ne sa baay day jaar ne yow nga jaar ne mu dem bootu ñëw na Serigne Moustapha bi fi Serigne Cheikh nekkee lan la daan def ak ñun su Serigne Cheikh gàmmoo ci guddi gi Serigne Cheikh ay message codé la daan jox suñu xëyee mu teg ñu course ba décortiquer ñu ko su laylatul xadri jotee fii ci bayaalu Yoff bii Serigne Cheikh yónnee ko Serigne Pam Malick mu ñëw toog Serigne Pam Malick ibbi moom muy doog a wax nekk ci kilifteef parce que tey kilifteef googu mu tënku am na ñoo xamante ne kenn du leen mën a bëgg parce que tout simplement bu ñu doyloowee seen kilifa doyloo nañ ko te ñàkk bëgg Serigne Cheikh mënta ànd ak bëgg Serigne Moustapha ñaata xas Serigne Cheikh dem na ba ne dañu may nekk ci rajo yi di ma saaga. dem na ca géej waaye sax dem ba naan ci ñaf xoon la ñuy jëm ak yéen. fa la ñuy jëm ak yéen beneen bi mooy Serigne Cheikh xëyoon na fi gedd ne wax naa ba sonn kenn déglu ma damay tëju dem déglu sama bopp. tabarkalla am na solo lool avant mooy ñëw ci avant dernière question bi ñu ngi gis ay affiche au nom de quoi ndax Moustarchidine dafa am lu ñuy waajal le 26. anglais lu mu wax wait and see tey leen te ngeen ibbi seen bët di xool xam nga il faut que Sénégalais xam benn affaire ku ne am nga sëriñ ku ne sa sëriñ la mun a jaral am na ñoo xam ne seen sëriñ jaral na leen ñu taxaw ci kanamam di tëgg di way ak a fecc am ñoo xam ne seen sëriñ jaral na leen yëkkati lépp lu ñu liggéey ci seen àdduna dem jox ko ñun Serigne Moustapha tëggaloowuñu wayloowuñu feccloowuñu laajuñu suñu alal ñooñu la leen seen sëriñ jaral ba ñuy def loolu ñun dañoo triplé la mu leen jaral Serigne Moustapha jaral ñu lu ko raw ma wax la benn affaire Serigne Moustapha bu ne woon cuub leen Sénégal waxuma la Sénégal mais fii ba Mali xeme dootu fi des fii ba Mali xeme dootu fi des au nom de quoi boobu parce que tout simplement dañu xamul ñun sénégalais yi wala réew mi sonal gi ñu sonal Serigne Moustapha pour lan la fu ñu ko teg bu dee coowal kër gi nga xamante ne moom la ñuy wax mais Serigne Moustapha wa ko wujjee wax Serigne Pape Malick taxaw na ci conférence ñu wax li leen metti naqarlu ne dañ leen yónnee bataaxal ne leen benn njabootu Serigne Babacar bu mu demati ca rawdu Seydi Hadji Malick su ko fa di ko ziar wax nañu ne
ba ñuy denc Serigne Babacar dañu cee wéet ndax dañoo yaakaaroon ne amuñu ñu bokkal seeni sœur leen fa fekk dinañ taxaw kon nag coowal kër gi moo ko mujjee wax problème bi mooy xam nga lan la nekkul kuy dëgg du ko dëgg di ci teg tànkam da koy fësal mu jëm ci kaw looloo waral coow li léegi nag au nom de quoi boobu xam nga moom mooy lan mooy lii ñu ko bëgg a teg nii te mu nekk koo xamante ne nii sonalul kenn xatalul kenn moom mi ko bañ ba Tiwaawan ni mu yaatoo diggante koñ jàkk nduttu kulingi ñaan ak fooñi mu dem ca cat la ca garage am fa këram toog ay njabootam di ko fa fekk bu ñu ñëwee yam foofu noonu mu wax ak ñoom ñu duggal seen oto dem ñu bëgg koo sonal au nom de quoi. jërëjëf au nom de quoi dégg naa ca maam Cheikh ca ëttu sëriñ Babacar mu ne bis fi sëñ Babacar si jógee naafeq yi rek a jàdd mais moom itam bi mu fi jógee dafa mel naafeq yi rek a jàdd ndax jamono ji ko dégg mu ne sëriñ Cheikh muy sama sëriñ te bu muy dund kenn mësu ko wax loolu noo ko jàngate c'est l'éternelle répétition de l'histoire dafa am yoo xamante ne sax kaay ma wax la dañu doon denc benn jigéen bu ñuy wax soxna Umu Xayri Dramé fii ci Gueule Tapée mu nekkoon yaayu daara sëriñ Pam Malick moo ñëwoon ca denc ba mu ni kër Serigne Babacar kay Seydi Hadji Malick amul taalibe éternel boo fi yàggee da ngay mujjee nekk sœur wala frère loolu kenn nettaliwu ma ko maa nga toog di ko dégg mu wax ko est-ce que yaa ngi comprendre tey histoire kër gi parce que man nag ngeen baal ma joxe benn précision kër Serigne Seydi Hadji Malick juddu la d'abord doog a nekk gëm ndax boo demee ca koñ jàkk foo laajte kër yaa roqee caw ma nga fa ku dëkk koñ jàkk xam nga ko jokkeel caw mooy sama maam moom la sëriñ Babacar ne woon mbooloo boo fa demee bëgg a dugg boo nee jokkeel caw da ngay dugg ndax bu dee ci diine ji am na ko bu dee ci ceddo ji am na ci moo warloon te kóllëre ak sëriñ Seydi Hadji Malick Sy jokkeel caw moomu moo maamu Yaasin Caw Yaasin di maam yi di yaayu Mansour Pay mi ma jur man mu juddoo biir Tiwaawan ca koñu jàkk sëriñ Mansour si borom bal xaw mi uuf ko ne tuddee naa ko sama bopp kon su ma waxee ci kër gi war naa ci wax mais dafa am loo xamante ne ci orma ak taalibe dañuy bàyyi mu sedd mais kër sëriñ Babacar yëngu gi du tey te am na lu bëri loo xamante ne xam nañ ko ci duñ ko xale waale ndax kat ku am koo mag baayam mag la mu xam loo xam ne yow xamoo ko. macha allah jërëjëf kàddu yi am na solo bu ko defee foofu rek la ñuy wàccee kàddu gi looy tàggatoo ak mbokki internet yu lay seetaan ci enquête 221 ak Maktoum Prod. li may tàggatoo xam nga lan la sëriñ Cheikh ay sama sëriñ d'accord na ku ne libre nga ne diwee sama sëriñ waa ki sagal sa sëriñ ba sa sëriñ naroon koo jox bakkanam du sa sëriñ bu dee yow bëgg nga sa sagu sëriñ ki taxawal sa sëriñ ki nga xamante ne ba ñuy saaga sa sëriñ moo taxaw di ko tontul kooku boo dee gor ne ko yow de sama sëriñ nga moo tax sëriñ Moustapha sëriñ Cheikh ay sama sëriñ weddi sëriñ Moustapha sëriñ Cheikh du sa sëriñ ndax sëriñ Cheikh mësta weddi sëriñ Moustapha li mu defal sëriñ Moustapha ci teraanga sëriñ Moustapha toog na sëriñ Moustapha utul woon gërëmu kenn dawul woon ci kenn gërëmu baayam la doon ut te am na ko te da ko koo defal publiquement ñépp di ci dégg kenn seexalu ko lem parce que dafa gis li mu taxawi li may wax nag mooy lan mooy Moustarchid damay jàpp ni nu mu tuddati baat la kese mais li ko jiitu xam nga moom mooy lan mooy li sëriñ Moustapha defante ak ñun dama ko mës a dégg mu wax lu am solo bu ñu jaamu yàlla jaamu clientélisme mooy maanaam di ko jaamu ngir ëllëg mu fay ñu nañ ko jaamu delloo mbattu ca ndaa la ñu naanee woon loolu lay delloo si ci Moustarchid yi mooy taxawaay bi nañu ko def taxawaayu delloo mbattu ca ndaa la ñu naanee woon ndax kat am na koo xamante ne moo tax nga raw koo warul woon raw néew na tey entité yu mag yi nekk Sénégal foo dugg fekk fa Moustarchid kenn xeebu ko kenn yabu ko lan moo ko def ci moom ñu baal ñu nag xeebuñu suñuy ndey xeebuñu suñuy baay waaye la ko ca def du ndey du baay Serigne Moustapha la te bi jamono méttee jël ndaw tette ko teg ko ci yoon jafe moom moo ko defoon daj na ci lu nekk nag te kenn fekk ko ci te li gën a garaaw ngeen baal ma tëjee loolu mooy ñun Serigne Moustapha laajuñu suñu dërëm ñun ñooy sàkku ngir participer ci mission bi te lu ñu indi dañuy fekk ne la mu waroon def moom def na ko ba pare ñun dañuy mottali comme kooku mënuñu koo fay nañu delloo mbattu ca ndaa la ñu naanee woon. jërëjëf
macha allah jërëjëf soxna Aminta Paye kaddu yi nga xam ne moom lañ ñëwoon ngir ànd koog moom am na solo yal na yàlla barkeel te yàlla mottali ndax lépp lu ñu doon séntu ci yow mottali na ko macha allah yal na yàlla barkeel mbokki internet yi ñu doon seetaan ci Maktoum Prod lii la ñu leen indiloon tey fii nga xamante ni fi lañ ñëwoon fekk fii soxna Aminta Paye mi nga xam ne kenn dootu ko présenté ci milieu bi nga xamante ni ci la ñu nekk ak leeral yi nga xam ne indi na ko ci mu nekk lu am solo damay wax ne nag lii xew des fois lii sonal Sénégal mooy dem ak sentiment ba fàtte dëgg te balaa ngay indi sentiment dëgg nga war a teg ci sa kanam te rek dëgg rek moo am solo sentiment amul solo boo ko toppee mu gaañ la mbokk yi fii la ñuy wàccee kàddu gi dig leen daje ak keneen koo xam ne daañu ànd ak moom incha allah asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu.